asalaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñi am mbégte di topp seen chaîne Texcom TV Bamba comme niñ koy defee rek tey gis ngeen li fi xewoon mu nekkoon installation wu conseil de quartier bu Caritas léegi ma nekk ak ñenn ci ñi nga xam ne ci gox bi lañ dëkk di leen laaj rek seen impression ci installation bi nan la ñu gisee conseil bi ak lan la ñuy xaar ci conseil bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santam te di leen xamal ne leen conseil bi daal wax dëgg yàlla niñ ko tàmbalee ni ko ki nga xam ne mooy président conseil bi waxee rek noonu la demee parce que wax dëgg yàlla ay dëkkandoo lañ yoo xam ne biñ fiy dëkk daanaka ku ci nekk dafa am gox boo jógee ñëw dëkk fii bi yàlla dogalee ñu daje fi nag ñu ne nag ñun ñii ndegam ay dëkkandoo yu bees lañu ku ci nekk war naa xam sa moroom ñuy doxalante ay kóllëre di demalante di dikkalante yàlla dogal nag ba xel yi dem ci conseil de quartier ñu ne kon nañ taxawal conseil de quartier conseil de quartier bi ñu njëkk a def ci quartier bi ci case tout petit bi lañ ko def mooy case tout petit bi nekk suñu gannaaw bi yàlla dogalee ñu daje di ci waxtaan wax dëgg yàlla ñu ngi demalante di dikkalante lépp loo xam ne injustice la ci koñ bi ñu ngi ko ciy dox di ko wax ba tey boo seetloo baas yi nga xam ne ñoom la ñuy baas fii ak seize yi ñoom conseil de quartier bi ñoom ñoo ko moom kon conseil de quartier bi dox na wax dëgg yàlla vraiment ki nga xam ne moo ko jiite nag ñu ngi koy sant di ko gërëm muy Babacar Ka parce que ku xalaatam rafet la te lépp lu muy def dina ci bokk toog concerté wu ak ñëpp kon nag wax dëgg yàlla li ñaan daal lii nga xam ne installé nañ ko tey te monsieur le maire defal ñu ko ñoo ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu ko daal ba yeneen quartier yi nga xam ne amuñu conseiller roy ci ñun gis ci ñun loo xam ne lu jekk la lu rafet la ba mën a def li ñu def ñoo ngi sant di gërëm ba tey rek ñu nekk ak nii ak Idika nga xam ne moom mooy délégué quartier bu Caritas nga xam ne moom yàgg na fi nekk di liggéey ci boobu nga xam ne tegaguñ fi conseil de quartier bi léegi sëñ Idi ñu bëggoon xam rek yow sa gis-gis ak sa impression ci installation bi nga xam ne defal nañ la ko fi tey muy installation wu conseil de quartier bi. man suma jimu bopp dama kontaan ba mënuma ko wax man mi suma jimu bopp lii mel na ni yàlla ak man lañ koy defar man jànguma alxuraan jànguma école waaye lii la yàlla yéen foog nga yéenu man mi wax dëgg yàlla suma quartier utuma ci catholique utuma jullit man lépp laa yemay man daal na rafet rek na rafet ñu ànd ak jubo alhamdulilah li ñuy doon formé fii leer na tey juwaale ba mu daj lii Caritas 3 am bariwul quartier bi ko am loolu nag dama ci kontaan bu baax a baax a baax a baax maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf niñ ko doon waxee sànq rek ba léegi nii ñu ngi waxtaan continuer waxtaan bi ñu ngi nii taxaw ak monsieur François Lalire nekk délégué des quartiers également bu Caritas grand frère ñu bëggoon xam juste rek sa impression ci installation conseil de quartier bu Caritas bi tey nga xam ne on peut dire que c'est une innovation. waaw c'est vrai merci ci question bi lu nekk lu baax ci quartier maanaam conseil de quartier parce que conseil de quartier day jàppale délégué de quartier ci liggéeyam parce que le délégué mënul nekk fépp. donc membre yi bu ñu demee ba quartier ñu former un conseil de quartier day jàppale délégué ci liggéeyam du concurrence du dara mais mooy koy jàppale ci liggéeyam ci quartier bi moo tax conseil de quartier loolu baax la ci te yeneen quartier war nañ cee topp ci roy ci Caritas parce que Caritas dox daje bi dafa maanaam ku nekk daa am foo jógee waaw te conseil de quartier boobu dina tax maanaam problème yu bari yi nga xam ne mooy xew ci biir quartier bi diggante ci njaboot si dañ koy mën a régler ci ni mu gën a gaawee du jar sa dem fale ci brigade mun nañ koo régler fii ci biir te loolu moo tax loolu lu baax la ci quartier ci yeneen quartier yi war nañ cee roy maam ci mbégte lool waaw am naa ci mbégte bu baax a baax a baax te xam naa ne ñiy jiite conseil de quartier bi c'est des gars très responsables te ñu man xam naa leen te daje nañ ci yeneen association yoo xam ne man gis naa ñu taxawee ko to bañ moo tax bañ ma ko waxee ma ne ko loolu man dem ci ànd du ma si indi benn jafe-jafe dañ ci ànd jàppale leen waaw moo tax maa ngi leen di gërëm di leen sant le président Babacar
yàgg nañ daje ci ay mouvement yu bari te xam naa taxawaayam ci kii bi. ku déggu la waaw amu ci benn problème daal même man xam naa ne moom gars yi buñ si jàppee moom mun nañ réussir lu bari ci quartier bi waaw. D'accord merci beaucoup monsieur Lalir. merci je vous remercie. waaw ki ma taxawal nii mooy monsieur Bachir Gueye moom également bokk ci conseil de quartier bi dëkk fii Caritas sëñ Bachir ma bëggoon xam rek say impression ci installation bi nga xam ne def ngeen ko tey fii muy loo xam ne mën nañ ne c'est une innovation parce que Joal yëpp vous êtes le seul quartier boo xam ne installé na conseil de quartier. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay nuyu sëñ Seck bu baax a baax di rafetlu aussi vraiment initiative bi nga am vraiment di visualiser li loo xamante ne mu ngi xew ci commune Joal Fadiouth mu nekkoon lu tumuranke te vraiment c'est vraiment une chose boo xamante ne c'est à saluer sunu impression ci installation conseil de quartier bi moom liñ ci am mooy mbégte rek. parce que dafa nekk loo xamante ne comme ni ko président waxee rek li ñu yàggoon bëgg la pour ñu officialiser ko yàgg nañ ko di ko taxawal nu mu ko waxee 7 personnes ñoo fi nekkoon doon ko taxawal parce que quartier bi gis nañu ne bu fekkee ne ñun ñëw nañ fi di jógee ci ay horizons yu différents su ko defee bu ñu toogee kenn ku nekk sa kër di xëy di wàcc mën nañ fee nekk ba faatu te duñu xamante te bu ñu xamante wu duñu jëriñante léegi nag ci loolu la ñu mën a taxaw ba ne léegi dañuy créer conseil de quartier bi ñu waxtaan juboo di chaque semaine wala chaque 1 mois ci benn jour dañuy tànn ñëw fii ci case tout petit bi waxtaan problème mu quartier bi ba ci loolu amee nag ñu ne léegi dañ koy officialiser ba dem bind monsieur le maire ne ko nag dañoo bëgg nga reconnaître suñu conseil bi parce que am na ay mal yoo xamante ne mu ngi am ci quartier bi war nañ ko mën a saytu war nañ cee mën a dox balaa ngay ñëw te nag bu ñu amul loo xamante ne mooy liy firndeel ne ñun war nañoo mën a arrêté mal yooyu noonu avant ngay egsi dafay am problème ci biir loolu la ñuy waxtaan monsieur le maire comprendre ko vraiment ñu ngi koy saluer bu baax a baax si li nga xamante ne jéego yi def na ko ba tey jii ñu ñëw installé ko. voilà loolu moo nekkoon sunu impression ci vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax bëgg nañ ci lool tamit. di ñaan mu yaatu lool ci Joal Fadiouth. amiin voilà merci beaucoup. amiin jërëjëf sëñ Bachir. merci beaucoup. merci beaucoup monsieur Seck. ki ma taxawal nii mooy monsieur Babacar Ka muy ki nga xam ne moom mooy président conseil bi conseil de quartier bi. bokkoon ci ñi nga xam ne également ñoo ko sosoon ca njëlbeen Babacar ma bëggoon rek xam say impression ci installation bi nga xam ne tey jii monsieur le maire ñëw na fii nii maire de Joal Fadiouth installé leen seen conseil de quartier bi. Merci beaucoup monsieur Seck vraiment ñu ngi leen di jaajëfal d'abord balaa may répondre ci question bi si seen ñëw seen teewaay fii sama impression nag vraiment benn satisfaction la. vraiment benn satisfaction la am par rapport vraiment ak installation bii. parce que li ko waral lii dafa yàgg nekk suñu mbëbët. ñu yàggoon ko bëgg. parce que comme ni nga ko waxee rek ñun dañu jàppoon ne xëy na ñun war nañu mën a nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy créer lu bees li. ñu war a mën a def la différence. vraiment war a mën a taxaw. parce que defe naa ne y a quelques années de cela. boo ñëwoon fii ci quartier bi. vraiment am na ñoo xam ne bu ñu la fi joxoon terrain sax da ngeen ne baax na. vraiment bi ñu ñëwee nag ñun ñu gëm ko. vraiment ñu ne nañ ci jëm. ñu yàggoon topp ci maire aussi pour lii am. donc lii vraiment bi mu amee tey. vraiment satisfaction lañ ci am. mbégte lañ ci am. contenté lañ ci am. vraiment loolu mooy vraiment li nga xam ne moom la ñu sentir. leneen li nag aussi sentir ne que vraiment am na liggéey bu ñuy xaar. au-delà de loolu dañu sentir ne que à partir d'aujourd'hui benn engagement la am na liggéey boo xam ne mu ngi suñu kanam. ñu war koo taxaw te incha allah fas yéene nañu loolu. ma bëggoon rek soo ma mënee définiral ay quelques axes ci liggéey bi nga xam ne moo leen di xaar parce que sànq dégg naa ñuy wax affaire vol de bétail mais est-ce qu'il y a d'autres problèmes yoo xam nga xalaat nga ne c'est des problèmes pressants yoo xam ne naturellement da ngeen ko war a engager. effectivement monsieur Seck fii moom defe naa ne balaa vol de bétail bi sax parce que dafa am yoo xam ne c'est des problèmes nationaux. vol de bétail moom foo dem fekk ko fa. mais spécifiquement Caritas. fii ñun dañu am problème mu yoon. xam nga fii dëkk bi fii yoon yi ça pose problème. ñun tey bu nawet jotee rek. vraiment duñ ko yàkkamti benn yoon. amuñu nag problème mu inondation waxtaan moo wax dëgg. du taa ndox mais état suuf si mu doon ban boo xam ne vraiment bu tawee rek doo mun a génn même ñi fi yore ay oto. bu tawee dañuy gaare seeni oto.
di doxal seen tànk donc foofu loolu dafa nekk suñu principal problème loo xam ne ñun dañu jàpp ne ñun dañoo war a jóg sax bañ cee xaar mairie def suñuy démarche pour ne serait-ce que ñu am yoon boo xam ne ñun dinañ ko def latérite loolu vraiment dafa bokk ci li nga xam ne vraiment nekk na problème yi nga xam ne tey dañu jàpp ne ci moom la ñu war a commencer liggéey bi. beneen bi nekk na problème éclairage public comme ni nga ko gisee effectivement quartier bi installé nañu mais ba tey ji lampe yi tàkkul amoon na une ancienne ligne bi fi nekkoon pratiquement lampe yëpp fay na am na nag une nouvelle ligne boo xam ne ba tey ji lampe yi tàkkul loolu tamit nekk na vraiment loo xam ne ñun bëgg nañ cee taxaw mu doon aussi gox boo xam ne xaw naa sori dëkk bi tuuti. effectivement jigéen ñi tey fii amuñu marché boo xam ne moom la ñuy defee seeni ndugg te ñun ñëpp xam nañ ne loolu c'est des questions vitales. c'est vrai que l'eau courante ba léegi ñëwagu fi mais ñun ato bu ñu am mooy fii ndox mi dafa neex. boo gasee sa teen rek nga am ko bon c'est vrai que aujourd'hui fi ñu toll tey jamono bi ñu toll tey ak commune boo xam ne am na plus de 50 ans waruñu woon di wax tey waxu problème mu teen mais vraiment foofu xëy na problème bi demeewul noonu trop mais suñu principal problème daal mooy li nga xam ne mooy yoon bi mu doon loo xam ne c'est incontournable problème mu électricité bi surtout par rapport ak éclairage public bi mais également par rapport ak marché bi nga xam ne bëgg nañu ñu taxawal ko fii suñu jigéen yi am foo xam ne vraiment dinañ mën dem foofu di def seen i achat donc commencer rek par remercier leen yéen waa Texcom vraiment seen ñëw fii tey vraiment mbégte lañ ci am parce que ku wax communication ku wax télévision ku wax audiovisuel rek xam ne tey bëri na loo xam ne canal la boo xam ne foofu la ñu mën a jaar pour jàllale ko kon loolu ñun dañ ciy kontaan lool kontaan nag vraiment ci collaboration bi te à partir d'aujourd'hui ñun dañoo jàpp ne war nañu nouer benn collaboration parce que nag ñun dañoo compter liggéey di leen gërëm di leen sant di leen masawu nag vraiment ci déplacement bi ñëw ba fii parce que xam nañ ne yombul ñëw fii nekkul lu yomb mais vraiment ñu ngi leen ci masawu te di ñaan vraiment prochainement bu ngeen fii ñëw fekk vraiment mu doon ñëw bu yomb la fekk au moins am nañu yoon boo xam ne vraiment mun ngeen cee jaar wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm ñëpp incha allah. d'accord yooyu moom wax dëgg yàlla ay c'est des problèmes vitaux comme ni nga ko waxee sànq te xam naa ne détermination bi ma gis ak organisation bi ma gis au sein de Caritas nga xam ne jigéen ñi ànd nañ ko ak góor ñi ak jeunes yi am naa yaakaar ne bu ngeen ci sabab loolu lu muy néew ak a bëri bu ngeen ko atteindre à 100% aussi di ngeen ñëw ba ay 70%. effectivement kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci waxtaan bi. di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen émission. macha allah jërë ngeen jëf. merci beaucoup vraiment.